Salaamaaleykum. Bon, message bi dama ko def uniquement pour Ceddo Mouride ku ñuy wax Ceddo Mouride quoi parce que dama gis mu posté ñaari vidéo di ci wax ci problème foncier yi quoi mais benn vidéo bi mu daf ci da ciy défendre koo xam ne dafa bokk ak moom mooy benn sëriñ quoi buñ ci tudd ci foncier bi Leclerc mu ko ciy défendre quoi. ba pare beneen vidéo comme problème mu Babacar Mboup ak suñ mbokk baykat yi moom mu ko ci lu nekk mu wax ko ci di ko ci xas ton taxul nag ma ànd ak Babacar Mboup quoi bu Sedima lim def ñëpp ko ñaawlu quoi mais injustice bi ma gis ci ñaari vidéo yi mu posté te ñoom ñaar ñëpp même cas la kii dañu décréter jox ko suuf ci li ñu wax mu jaay def ci poosam kële tamit dañoo décréter jox ko suuf mu def titre foncier def ko moomeel boppam amul benn différence ñoom ñaar quoi te buñ dee xool Leclerc sax moom suuf foofu moo ëpp valeur parce que benn waaye nee na plus de 600 parcelles la te parcelle bu nekk mi ngi mën na jar ba 30 millions plus de 600 parcelles kon mën nañu wax ni Leclerc moo ëpp valeur te suuf 75 hectares yi ñu jël fële ci suñ mbokk baykat yi quoi bon li ma ci wax rek mooy gisuma ci maanute quoi ci débat ci vidéo yi mu posté quoi parce que benn bi da ci défendre kii ba sëriñam bu mbokkal di ko ci défendre ba pare di xarab Babacar Mboup te ñoom ñaar amul différence quoi seeni cas amul benn différence quoi waaw mi ngi noonu quoi léegi ngeen déglu première vidéo bi mi défendre ki mu bokkal deuxième vidéo bi mu ci wax Babacar Mboup quoi waaw mi ngi noonu salaamaaleykum wa rahmatulah. te nun ay taalube dong lañ ci moom la ñuy mujjee nag mooy li lëmbe réew mi ça fait plus d'une semaine nit ñi ñu ngi saaga le porte-parole du khalife général des Mourides à travers les réseaux sociaux jot nañ bu ne saaga bu ne jot nañ ko ñii saaga ñëpp it xam nañu leen am na ci yoo xam ne on va pas s'attarder là-dessus parce que c'est des comptes fictifs góor dëgg du làqu danaa fàng wax li muy wax ñi ci des nañu tuddee seen bopp rek ngay xam ni ñii ak kéefare leen gënal lislaam kon ñooñu duñu mën a bàyyi xel ci seen wax waaye wolof dane seytaane waxul dëgg waaye yàq na xel bon 9 hectares la ñu wax ne moom la ñu jox Cheikh Mouhamadul Bachir ibn Cheikh Abdou Khadir ci camp Leclerc man xam naa ne géntuma camp Leclerc mi ngi fi camp Leclerc je sais très bien que mi ngi fi donc bu fekkee géntuma ne ku dem camp Leclerc léegi di nga fa fekk camp bi fekk fa soldaar ya ana 9 hectares yi ñu jox Cheikh Mouhamadul Bachir bu fekkee nag camp ba nekku fa effectivement jox nañ ko fa 9 hectares man jox ma fa 20 hectares 9 hectares yi ñu ko jox mu trouver une personne assez idiote pour l'acheter à 5 milliards te jotagul suuf si man may wër client pour sama 20 hectares yi 20 hectares yi dama koy wanteer maa ngi koy jaayee 12 milliards rek parce que damaa xaw a yàkkamti waaw léegi comme Cheikh Mamadou Bachir moom gis na ab dof bu mën a jënd 5 hectares te suuf sañ koy jaay mooy camp Leclerc waaye wëral leen ma ko mën a jënd sama 20 hectares yooyu su fekkee nag ba tey ki mën a jënd sama 20 hectares yi 12 milliards dafa bari ci moom mën naa ko jaay palais de la République aussi à 5 milliards amul benn problème man dinaa lijjanti ba jot suuf si jox ko na ma jox 5 milliards yi rek c'est ça le problème les journalistes bon Madiambal tuddul sëriñ bi donc c'est pas la peine de l'insulter quelles que soient ces insinuations ñun ay murit lañu te jàng nañu nëx ju kuy junjit sunu yoon du nekk ci yow benn bi ci des mooy xewlu.com mais ça c'est des fake news Sénégal ñoom ñoo yeewoogul ci site fake news yi am na site yoo xam ne dañ ko créer spécial pour fen ñooñu nag moom xam naa ne bu fekkee ay jullit lañu dañoo fas yéene di dundee fen ba keroog ñuy faatu ñooñu ñoo cité nommément le porte-parole du khalife
donc Dakar man 7 hectares yu ñuy joxe Dakar lay wër man fu mu mën a nekk ci kaw Ndakaaru gii ma gis nga xam ne fu nit génnee sa bakkan pour noyyi sax man gisatuma ko. xanaa forêt classée bu mbaaw bii laa fi gis 70 hectares te xëy na sax man bu ma amee client dinaa ko jaay parce que kon ndekete am na dof yoo xam ne mën nga leen a jaay suuf te doo jot suuf sa loolu de laa fi gis. bu ngeen yaakaaree nag ak ku ngeen mën a doon ak nu ngeen mën a toll que di ngeen sàcculoo Cheikh Mouhamadoul Bachir alalu sëñ Touba waxu leen dëgg. je m'exprime clairement mooy Cheikh Mouhamadoul Bachir làmmeñu Serigne Mountakha làmmeñ boobu mu yor bu Cheikh Mouhamadou Lamine Bara la woon mu jóge fi mu wuutu ci Cheikh Sidil Mokhtar fukki at ak ñett gannaaw bi sëñ Saaliw làqoo ak léegi mu yor kàddug yoonu murit kooku làmmeñam boobu sañu cee wax dara loo xam ne ndigal jiituwu ca boppam du dindi tuuma du fayu saaga du wax lu ñaaw du ko déglu du ko fekkee yéen ñi koy saaga nag ak di ko wax lu yëg leen ne seen yiw yépp yàlla jébbal na ko ndax li ngeen di wax du dëgg te tegu leen ko fenn moom nag amul ayib bu mu leen jox te it bariwu leen yéen yiw waaye yàlla dina ko fabriquer beneen yiw gën koo yéege gën koo jëme kaw waaye Cheikh Mouhamadoul Bachir daal weesu na fu muy sàkkalee boppam dara wala fu muy tànnalee boppam dara wala fu muy bëggalee boppam dara moomatul boppam amatu ci benn dogal amatu ci benn sañ-sañ waaye benn fas la yor benn machine la yor benn wajan la yor léeg-léeg benn mbaam lay yor di ko dundalee këram yor ñetti soxnaam yor ay doomam amul it nag amul leneen amul beneen source de revenu nga ñëw taxaw ñekk ne tey di nga jël suufam rek di nga ko lekk mais lii na ko àddina sépp yëg na ko ñëpp reeteet bu leen bàyyi Babacar Ngom Sedima ndax KFC bu bon bii muy defar nous on a été en Europe. Ce KFC là il est merdique diwlin kese la ñuul kooku salte ça vaut rien absolument taxaw ci loolu toroxal askan wi jël suufu jàmbur yi bàyyi leen ñuy xiif nga dem tëj ay baykat ñetti fan ay mag ñoo xam ne musuñoo def dara ci seen àddina lu dul bay xamuñu dara musuñoo am problème bu dul bu ñu demee ci chef de village mu réglé ko nga dajale leen ñoom ñëpp wàccee fa ay nervi wàccee fa ay gendarme ñu jàpp leen dem tëj leen ci kaso yi billaahi man yii am na ci ñoo xam ne fi mu toll nii doyal nañu sëkk parce que ñii gàddaay bi ñu leen jàppee am na ci soldat bi koo xam ne am na ci policiers yi koo xam ne dafa jooy ba àddinaam tukki les gens ne peuvent pas refuser les ordres man je n'ai rien contre les hommes de loi wallahi aw maa ñoom benn problème boo xam ne maa ngi koy xalaat tey jii xam ne ñii ils le font de gaieté de cœur am na ci ñoo xam ne dañuy juum rek mais yéen voilà une société qui mérite d'être boycottée sur tous ses produits Babacar Ngom il faut l'arrêter très tôt lii moom il faut président de la république xam ne bu ko déclassifier ba ñu jox ko wallahi àddina dana tukki nit ñi ils n'ont pas de quoi joindre les deux bouts seen suufa seen lopin de terre yi ñuy bay ils n'ont même pas les moyens pour bay lu ñuy waxtaane li ñuy bay dundalu leen nga bëgg leen koo xañ lan mooy loolu soudoyer presse bi yëpp ñëpp noppi kenn waxu ci cette information là ci réseaux sociaux yi nga koy foree xool ñaar ñetti vidéo yoo xam ne ñi koy def ñi ngi jooy ay borom kër yoo xam ne yaakaaruñu dara lu dul mbay mi ñuy bay nawet bi waa ji jub si ñu ngi ci cooroon fi mu ne nii nawet bi sax cooroon weesu na est-ce que ñooñu ruuj nañu seeni tool ngeen bëgg leen a bàyyi noonu ñu torox ngeen bëgg leen a bàyyi ñu xiif parce que fii presse bi ñi yëkkati seen xel balaa ñu ko yëkkati dañ leen a fay les gens ne par éthique et déontologie di dem di def ay reportage ak ay documentaire suuf si ñun ñoo ko moom ñun ñëpp ay sénégalais la ñu dëkk bi ñun ñoo ko moom ñoo ko bokk
kenn moomu ko bàyyi morom ma ah ñu yëkkati lu toll noonu jox ko benn doomu aadama 75 000 hectares nga bëgg ko jël parce que yow nee nga il faut nga ubbi 20 points de vente KFC balaa 2024 te nee nga dangaa bëgg a doon président Babacar Ngom day bés bu sénégalais yi dof-dofloo ba mu am fit sax